live di expliquer lu am solo mais ci commentaire yi ma lire ci benn affaire bu ma frappé quoi c'est-à-dire dafa am benn affaire bu mu doon développé mu am ñu ko ne en fait gis naa ku envoyé benn message comme quoi Mollah dafay baab Macky Sall quoi genre Mollah dafay seddal son discours quoi benn crochet bu ndaw rek laa fay def c'est-à-dire les gens n'ont pas compris en fait parce que gis nga l'objectif de ce combat là c'est pas pour faire comme Assane Diouf en fait l'objectif de ce combat là toog di live c'est pas pour def lu ñu la tëjee prison quoi man du ma ko conseiller kenn parce que Macky Sall mën nga ko wax dëgg sans pour autant nga saaga ko te Mollah foofu la doon waxee même Mollah sax bu doon dafay saaga tey Macky Sall moom bu jógaatee même bu ko doon def bu jógaatee ne tey moom nit ki da nga war a am stratégie di ngay xeexee et que Macky Sall mën nga xam sans pour autant nga saaga ko mais je vois pas en quoi Mollah day baab Macky Sall man mii di live nii muy Mollah keneen mën ngay live wax loo xamante ni xam nga ne lii waxuwul nga ñëw rectifier ko il est où le mal dans tout ça en fait vous voulez que les gens disent des choses qui vont le foutre en prison qu'ils fassent comme Assane Diouf mais non man je pense que foofu dañ leen di encourager parce que combat bi aussi dafa laaj intelligence sociale quoi dafa laaj xel quoi man du ma fi defal kenn luy tax Macky Sall di ma dóor wala mooy def leneen voilà man Macky Sall dinaa ko wax dëgg mais bu kenn xaar te je le conseille personne du kenn nag même ay Moussa Camara yeeg booy yi di def nii di saaga sëriñ ci kenn bu mu ko ci def bu ko kenn defal kenn parce que ko fi def boo demee gars yi nañ la dóor ci jeel bi quoi waaw wala boo demee di nga ko jëflanteeg di nga ko jëflanteeg taalibe yi quoi parce que nit ki mën nga wax mën nga sax bañ a d'accord ak kilifa diine yi mais nga am noo leen ko waxee loolu la xel di jariñ quoi on n'est pas là pour def ay live pour aller xam nga waaye foofu moo laa waxee foofu noonu dëgg la Assane Diouf liñ koy wax mooy mën bu génnee li mu ko wax mooy dëgg bu génnee mën nay wax ak Macky Sall te du wax luy tax ñu tëj ko prison c'est-à-dire wax ji foofu la ne mais man loolu benn crochet la woon rek pour dire que Mollah foofu nga teg affaire bi foofu la quoi il faut pas que les gens te poussent à dire des choses kii suba mën na la kii Macky Sall mën nga ko wax dëgg maintenant ci dëgg ji nga ko wax bu la ci bëggee tëj foofu nag c'est autre chose mais saaga nii saaga ouvertement comme ça yenn saaga yu salte yi Macky cuuna la amul problème amul xam-xam dof la machin yooyu amul problème quoi tu peux le dire y a pas de souci xam nga Macky sàcc la Macky mais Macky damay nangantaan sa kii non mais non ça c'est pas de l'intelligence quoi loolu c'est autre chose maintenant ma ñëw ci ki nga xamante ni xëy na moom moo tax may live quoi dama ne woon du ma sori ci waxam quoi muy Mollah muy Makhtar le Kagulaar waaw xam nga damay remercier d'abord Babacar Diop bi nga xamante ne nii tontu bi mu tontu Makhtar c'est-à-dire dafa tontul ñëpp waxuma sax dafa tontul Pastef la dafa tontul Ousmane Sonko mais en fait dafa tontu képp koo xamante ne nii vraiment waa ji mi ngi lay tànkal quoi di métti sa nopp yi quoi léegi nag fi may commencé si Makhtar mooy li gën a tax ma laay gi nga Makhtar xaw ma fan nga rootee fit wala fan nga yaakaaree ne yow booy wax yow ñi ngi lay déglu yow di am lu ñuy xalaat seen xel di tëf-tëfi yaa ngi nax sa bopp man ci booyu Sonko yi laa bokk man mii ngay ci booyu Sonko yi dégg naa la nga naan booyu Sonko yi xëy na buzz ngay wut xaw ma mais dañ la koy wax nga xam ko tey nag te duñ ci ñëwaat gis nga booyu Sonko yooyu ngay wax ku mel ni man looy ñoddi laa la wax ñoo la ëpp fit ñoo la ëpp xam-xam loo yóotu ñun ñoo la ko ëpp waaw réseaux sociaux sax moo neex ñu lay tontu yow dof nga buy wax ci réseaux sociaux te gis nga Thierno Alassane Sall bi ngay waxal bi ngay xeexal bu dee am na xel bu dee li muy woote ci Sonko ci kaw mi ngi ci moom war na laa wax yow nga noppi li tax mu war la wax nga noppi mooy à chaque fois booy wax da nga naan Thierno wax na ma wax naa Thierno wax na ma te moom démentirul benn mooy li ma leen njëkk a wax pour mu leer mooy Thierno Alassane Sall moo Ousmane Sonko ay nawle lañ de mais du ñu naataango politique Ousmane am na xam-xam Thierno am na xam-xam Ousmane patriote la xëy na Thierno patriote la mais ci wàllu politique Ousmane romb na Thierno te bu fekkente ni stratégie wu tegu ci Ousmane pour tëbloo ay étape Thierno ngeen nekk yéen a ngi nax seen bopp parce que Ousmane da koo mbapat parce que nag bu ngeen génnee ci réseaux sociaux yi di wax ci turu Thierno te ñun gisuñ benn démenti parce que yow Makhtar doon n'importe qui loolu yàlla def na ko nit ñi xam nañ la donc ñun mënuñu def lu dul aussi
li nga tax a jóg ngay wax ñun ñuy wax te Ousmane yónni wuñu Pastef yónni wuñu dañoo bokk ak yow réseaux sociaux yi di la xamal ne ñun ay booy Ousmane Sonko la loo bax ñu ngeer ko doo tus yow dof nga muy wax nit ñi xam nañ ne dof nga vaar bi nii booy bi la def nii xale bu ndaw la xam-xam la ci xam-xam la woo ci xam-xam la woo ngay yéeg di funkee nga toj di menacer fii mënoo fi menacer kenn gis nga combat Ousmane Sonko bi yow da nga tuuti c'est-à-dire yow da nga tuuti pour am loo ci yëngal c'est dommage sax ñu war a nekk fii dina tontu mais dama bëgg a xamal benn affaire lu Macky Sall mënul teg loxo yow tuuti nga pour teg ci sa loxo yow ak sa menace yeeg yépp la ñuy jël banque leen foo ko yaakaar c'est-à-dire dama bëgg nga comprendre que ne ngeen baal ma gars yi ñun faale wuñu la tontu bii la booy bi Babacar Diop tontu nii boobu lañ lay may vaar la ci say waxu démb lañ la tontoo say waxu tey pour te dire que Pastef bi ngay waxal xam-xam la parce que yow naafeq nga te da ngay mbubboo di islam parce que xam nga lan moo yéeme ci li ngay def fan nga daanoo xam nga fan nga daanoo bu fekkente ne dafa amoon loo yaakaaroon ba taxoon ngay ànd ak Ousmane Sonko nga dem ba gisatoo ko ci mu gis ko ci Thierno Alassane Sall mais demal ci ànd ak Thierno Alassane Sall nga continuer xeex Ousmane Sonko warul nekk sa adversaire parce que Ousmane Sonko nekkuloon sa adversaire fas boo yéegoon la jàpp ne da lay yóbbu pour nga yegg fa nga jëm dem ba nga gis ne fas bi fa mu jëm di boobu wàcc nga fas bi mais bàyyi ko jël nga weneen fas mais continuer sa combat c'est avec Macky Sall Ousmane Sonko ci logique parce que ñëpp mënuñu ànd ak Ousmane Sonko ci combat bi muy mëne nii dina am ñu bàyyi dama bëgg ngeen comprendre que ne Pastef 50 de personnes ñoom ñoo ko tënk 7 moo ci des maanaam même ci ñuy ànd ak tey Ousmane Sonko dina am ñu bàyyi pour plusieurs raisons xëy na man xëy na keneen mais xam nga lan mooy gàcce nga ëppoon làmbe ñëpp parce que gis nga sénégalais yi kenn moomu leen ay borom xel lañ dañuy déglu moo tax ku si yaakaar ne am nga benn maqaama ci réseaux sociaux yi wala yow yaa moom public wala yaa moom gaay di nga yàgg di def yëfu dof yi Mokhtar le Kagula di def mooy da nga yaakaar ne yow yaa moom nit ñi wala des fois nga gis ñi di la suivre di la topp nga yaakaar ne yow dafa am benn maqaama bu la yàlla may ba nit ñi di la topp wala nga yaakaar ne yow da nga nekk benn Macky Sall bu ndaw ci réseaux sociaux yi wala nga yaakaar ne yow dafa am benn kattan boo am te bu fekkee Thierno dafa yaakaar ne yow dafa am loo mën ci réseaux sociaux yi ba tax mu bàyyi la nga koy wax ci réseaux sociaux yi mi ngi nax ci boppam na dem ba pat amuñu benn problème ak Thierno même Thierno bu bëggoon am ak ñun problème amuñu problème ak moom parce que bokkuñu du foofu quoi parce que yoonam du Thierno xam nga lu ñu mën a def ak moom pour ñu comprendre du suñu ennemi Thierno ànd ak moom xeex ci opposition bi rek la moo ñu mën a boole wala xala ëllëg bu ñu joxee réew mi ñu ànd ak moom liggéey réew bi kese mais Thierno mënul nekk suñu problème Thierno mënuñu teree yegg fa ñu jëm donte li ñuy ñaan ñun sénégalais képp koo xam doomu sénégalais am nga ay valeur ñu ànd ak yow liggéey mais dégg naa la nga naan wax leen Ousmane Sonko lan moo tax Thierno àndut ak moom yéen da ngeen yaakaar ni c'est parce que ñun ñu ngi leen di toon ci réseaux sociaux yi may wax nga naan Ousmane Sonko mi ngi lay déglu yow nga yaakaar Ousmane Sonko am na temps déglu la yaa ngi nax sa bopp loolu mooy sa problème parce que génne nga fi benn ñaari album rap nga fi nit ñi déglu la moo tax am nga sens da ngay déglu nit dof muy wax nga xam ne kii même bu rabuloon bu ñëwee di laaj nit ñi déglu ko da ngay déglu Matar da ngay déglu Mollah Morgun nga xam ne kii même bu rabuloon buy wax nit ñi déglu ko parce que dañuy wax ak xel di wax ak xam-xam mais yow da nga dabu ci diine yenn ko yaakaar ne yow yaa xam diine yaa xam lépp jëlal comprendre nga mais affaire yi dab la nga koy forcer gis nga Pastef patriotisme le don de soi pour la patrie la woote te loolu gën boo ko comprendre la di nga jàppee sa bopp investisseur ci xam-xam ci live ci xalaat ci xaalis lu bëri ñu bëri da leen di daal maanaam man cotiser naa bokk naa bi maa fi nekkoon démb maa doon kaas xam nga boo yi ñëw tey loolu du un patriote du xalaatee noonu yow même ci diine bi ngay woote est-ce que fan lañ la ne ki tuub il y a 10 ans
moo gën kii door a tuub tey c'est-à-dire yéen il faut que ngeen comprendre benn affaire ce combat là il faut le faire de manière très désintéressée moom moo leen di wàññil yenn coono yi lu ci waay yaakaar foog ne moom moo ko ci moom ba tax muy waxee nenn ñi wala di wane wu ñenn ñi di bàkku di jéem a ñodd yu amul yow xoolal ñun Sénégal la ñu juddoo comme yow Sénégal la ñu juddoo comme yow fii kenn saa yi gis nga booy man da ci booy Sonko yi laa bokk boo yaakaaree ne am na benn bët bu ñu lay xoolee yaa ngi nax sa bopp te boo taxawee suñu yoon bi ñu jël nii pour dem récupérer Sénégal dañ lay fiir c'est que réseaux sociaux yi moo may yenn c'est-à-dire déjà yow rab nga bay bëgg a dee affaire bi doxul nga dem États-Unis di liggéey am nga tur Ousmane Sonko mosu la woone la ñëwal nga waxal ma ànd nga ak moom àndatoog moom Thierno nga àndal mais demal nga ànd ak Thierno nga xeex nga mbapat ak moom te yàbbi doomu jàmbur bi boo ko yàbbiwul gisagoo dara dinañ la duma te suñ loxo du la laal parce que Pastef xam-xam la xel mu sell dëgg ak jub mun nga jéem a tilimal xolal deru Ousmane Sonko ba suba c'est peine perdue parce que lu nguuru Macky Sall mënul def yow da nga ci tuuti pour def ko man duma la laayval ci tontuwante parce que doo waxee xam-xam te man dama safoo di waxee xam-xam bu ndaw bi ma am ma ciy waxee malheureusement ku lay tontu mënu la tontu ci dimension boobu parce que amuloo ko parce que amuloo répondant bu doon da ngay waxee xam-xam nit ñi tontu la ci xam-xam donc dañ lay tontu ci say waxu dof moom la Babacar Diop bii def macha allah say waxu dof la tibb tontu la ci ngay onko di rey sa bopp gisagoo dara gis nga jàngoro ji dal waa APR ak yooyu moo la commencé dal gis nga Ousmane Sonko boo buggee xeex ak moom da ngay defar sa xol bi dëgëral sa xel bi commencé goo di onk bu yeboo nga teel la bàyyi xeex bi bu dee da ngay jàppale Thierno Alassane Sall nag nga ànd ak moom nga jàppale ko man maa ngi say audio yoo xam dangaa jàpp Ousmane Sonko di ko saaga yu saf-saf man gisuma lu Ousmane Sonko def ci àddina ba nga koy saaga ci ay audio du ma teg audio yi parce que man du ma def loolu ñi ma ko jox sa nee naa leen du ma ko teg man mii woo nga ma jël 30 minutes di wax say waxu dof et stratégie bi nga jël ndeysaan loolu moo lay ne amoo xel yow da nga yaakaar ne li la dugaloon ci jàppale Ousmane Sonko moo si dugal ñëpp yow dama jàpp ne ma riirandoo moo la dugaloon ci njàpp Ousmane Sonko gis nga boo yaakaar ne mën nga récupérer élément wu Pastef ci say waxu dof yaa ngi nax sa bopp parce que Pastef c'est-à-dire gis nga un patriote dëgg moo tax chaque jour ma koy wax moo tax ma jour ma koy wax li tax ñu naan Pastef amul tànk ginnaaw tànk kanal la am Pastef ku ciy militant tu es convaincu Pastef ku ciy militant parce que da nga yëg sa xol que ne waa ji la Pastef ku ciy militant lu dëggu la ci yow du caaxaan moo la ciy jëlee moo tax c'est peine perdue moo tax gis nga ñi nga xamante ne ni les opposants yi nga xamante ils ont fait le choix de faire plus que Ousmane Sonko maanaam de se radicaliser pour maanaam jàpp ne Ousmane Sonko ni mu commencé nii di waxtaan ak système bi am na ñoo xamante ne nii bëgguñu Ousmane Sonko boobu ñoom dañu bëgg Ousmane Sonko bu teng bi dañuy bàyyi ñu ñëw récupérer leen jël leen ba xam nag fan ngeen di mujjee ak ñooñu parce que dafa am ñun ñoo xamante ne nii ñoom li ñu bëgg seen gàmmu kenn mënu koo jàng am na ñoo xam dañu bëgg Ousmane Sonko nekk ci benn affaire boo xamante ne nii waaye match boo gis am na mi-temps am na pause am na prolongation am na stratégie am na xel Ousmane Sonko mënu leen wax ba ñu jël ko ñun ak lu ñu bëri ñu yenn ko sànni ko biir palais mu nekk président léegi li ñu bëgg a dugal suñu bopp mooy tey Ousmane Sonko bu dem di waxtaan ak Khalifa Sall wàcc na àndam nekkatul Ousmane Sonko ba ñu xamoon nekkatul Ousmane Sonko bi doon xeex dëgg moom laa lay wax rek mooy dof yi dugg ci combat bi tàmm di wax discours dof xamuñu gistuwuñu làcce wuñu parce que entre l'idéologie le discours ak benn stratégie politique c'est différent en fait xam fa nga jëm dafa am xam fa nga jëm mais ut yoon wala fay yóbbale te Ousmane Sonko ndeysaan te fa lañ jëm gis nga temps yi comme Ousmane Sonko bi nga gisee Khalifa
ils vont prendre Khalifa Sall ñu def ko l'incarnation du système. Maintenant l'incarnation du système moom li ñu ko bëgg a def mooy li ñu bëgg a jàpp mooy li pour ñoom li Ousmane Sonko di woy système mooy képp koo xam nekkoon nga ci nguuru Abdoulaye Wade nguuru Senghor nguuru Abdou Diouf ba tey loolu du système. Mais kon yow doo jàppale Thierno Alassane Sall c'est que Matar usal sa mind bi man malheureusement bëgguma laay ak yow ci xel quoi mais yow bu doon am nga xel balaa ngaa tudd yow bu doon am nga xel yow ku ne war a wax ku Ousmane Sonko waral ku warta waxal ba mu des yow parce que yow Thierno Alassane Sall bi ngay àndal je te rappelle 2018 la génn ci nguur gi 2018 la génn ci nguur gi 2012 mook Macky Sall 2013 mook Macky Sall 2014 mook Macky Sall 2015 2016 yow ba ngay xeexal Sonko ba ñu dàq ko 2016 mi ngi ak Macky Sall léegi nag soit lenn nga ma mën a wax kon yow da nga bëgg a jàpp ne Macky Sall li mu def de 2012 à 2018 ak Thierno Alassane Sall yépp a baax pourtant mën nañ fa juger Thierno Alassane Sall et ñun juger wuñ ko parce que dañu jàpp ne c'est pas parce que système bi bon na Alassane Sall mi ngi woon ci biir Thierno Alassane Sall mi ngi ci dafa bon forcément Boubacar Camara mi ngi woon au cœur de l'État. Donc loolu Ousmane Sonko du loolu lay wooyee système looloo ko may tey mu mën a dem waxtaan ak Abdoulaye Wade du mën a dem waxtaan ak Khalifa Sall parce que système du nit. Système Matar du nit système bu doon nit yow li nga gëm doo ànd ak Thierno Alassane Sall jàmbaar système ay jëfin la ba ci boo demee ba ci diine islam bi ngay mbubboo di ko yuuxoo am na ñuy xëcc seen yoon di jël diine ji di ko banque di ko jaarale fu ne di créer lu ne nekk ci ñu gis xeetu njaamu yàlla bu ne ci diine islam taxul yonent bi bon taxul mu am ay jullit ba tey taxul mu am ay Cheikh Ahmadou Bamba ay El Hadji Malick ak ñeneen gis nga nit da ngay use sa maay gis nga li boole ci Ousmane Sonko ak Pierre Goudiaby Atepa élection présidentielle tu as besoin du vote de tout le monde même Marème Faye Sall bu ñëwoon ne day voter Ousmane Sonko man maay njëkk a dem man maa fi jiitu man parce que yow sa carte benn la sama carte benn la gars yi bu ñuy compter ni diw moo gagné du ñu fa toog naan bii carte Macky Sall bii carte kii la bii kii moo voté bii kii moo voté est-ce que yow tey donc yow da nga jàpp ne Ousmane Sonko ba nga doon xel ba tax nga bàyyi ko da nga jàpp ne yow kon tey Ousmane Sonko bu falu woon tey Pierre Goudiaby Atepa man xamuluma ko dara dana defloo Ousmane Sonko la mu namuloon def ci programme am boobu nga gàttee xalaat boobu nga gàttee xel boobu nga war a xam ne Thierno Alassane Sall bi nga xam ne dafa baax mu ngi woon ak Macky Sall ci biir nguuru Macky Sall te nee nga dafa am ay valeur est-ce que tere na Macky Sall mu def lu mu bëggoon def Thierno Alassane Sall bi nga ne dafa am ay valeur ba mu ànd ak Macky Sall est-ce que tere na Macky Sall def la mu bëggoon def donc mais yow jàpp nga ne Ousmane Sonko comme ànd naag keneen ku muy mënti àndal sax bu demoon ba jël nguur gi kooku dana ko defloo moom lu mu bëggul def dama lay renvoyer en 2018 Ousmane Sonko wala 2018 wala 2019 Ousmane Sonko di ñëw Paris xam nga ko xam France xam ne diaspora bi nekk France d'habitude c'est des intellectuels parce que la plupart étudiants la ñuy fi nekkoon ngi demee noonu lu ma yéen keroog Ousmane Sonko ñoo jàkkaarloo ak ñoom ne leen dama leen koy wax tey balaa ëllëg may falu ngeen leen xam ndeket mu mel ni da leen bett képp koo xamante ne nii danga may jàppale wala da ngay jàppale parce que pour di ci xaar poste bàyyi léegi loolu tontu na la beneen bi lay tontu mooy lan moo tax xam nga yaa ngi laaj wax ne laaj na Ousmane Sonko lan moo tax Thierno Alassane Sall jàppale wu ko la question ne se situe pas à ce niveau la question c'est lan moo tax Thierno Alassane Sall jàppalewul Ousmane Sonko comme yaa créé débat bi te nee nga yow da nga jege Thierno Alassane Sall mais wax ñu lan moo tax Thierno Alassane Sall jàppalewul Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko non ay débat wu Thierno Alassane Sall yëkkatiwu ko Ousmane Sonko mu ngi ci beneen level xool nu mu gérer temps bi xool nu mu jëflante ak Macky Sall puisque yow yooyu moom mooy sa préoccupation te nee nga da nga jege Thierno Alassane Sall
mais waxal Thierno Alassane Sall mu wax la lan moo tax jàppale Ousmane Sonko et puis foofu c'est pas le débat loolu c'est dépassé parce que confrontation bi nga bëgg a indi entre Thierno Alassane Sall ak Ousmane Sonko ñun duñ la ci topp ñun dañu bëgg a wan Sénégalais yi kër yow waxu dof ngay wax te waxoo xam-xam loolu rek moo tax ñu lay tontu te lañ nga seen ci réseaux sociaux yi parce que nag l'erreur est humaine mais si elle se répète elle devient diabolique tu vas finir par devenir diabolique Matar te wallahi boo yaakaaree ne gars yi am nañu lay xool di la kii yaa ngi nax sa bopp fii gars yaa la gën a métti ci foo xalaat nag côté boo ko xalaat ñun ñoo la gën a métti ñun booyu Sonko yi ngay wax tu es victime de ton ignorance et de ton incohérence géré ko dama nga gëstu wut xam-xam teyal Ousmane Sonko gis nga man patriote laay wax ma daal ak gulaa ñun ñoo ne si réseaux sociaux yi ñun lañu ne ñoo moom réseaux sociaux yi ñun ñooy les candidats des réseaux sociaux Matar Kagoula lu mu am ci réseaux sociaux yi ñun ñoo ko may lu mu ci amul ñun ñoo ko xañ waaw donc man li may demander patriote yi mooy c'est très simple gis nga Matar xeex ak moom Matar doo xeex ak moom ay live man lii ma live nii ci moom après pare dama ko bëgg a xamal rek moom xoolal du tus te yaru sax moo tax may waxee nii bu doon maag moom may wax ma wax ko lu tàng c'est-à-dire dama bëgg ñu xam benn affaire dama bëgg rek mu xam benn affaire gis nga Matar lu mu am ci réseau ñun ñoo ko may buñ ko tëjee fu ne léegi mu noppalu parce que ñun gis nga patriote yi le problème mooy souvent nit ñi dañuy yeb ba mu ëpp quoi parce que ñun dañu dëkkal parce que ñun dañu dëkkal foo xamante ne nii mooy yéen ay saaga yéen ay nangam yéen ay def la mais boo xoolee en réalité ñun la ñu yeb en fait parce que ñun dañoo yaatu trop ci réseaux sociaux yi ñun képp ku wax lu niroog suñu discours rek ndeysaan ñu jàppee la suñu bopp. gis nga li ñu jàppee Thierno Alassane Sall Matar Kagoula yow doo ko yàq Thierno nag boo ko bëggee yàq mu yàq ko de parce que amuñu kenn ku dul yàlla nen nga mais yow doo ko yàq ñun les patriotes on est victime si suñu ba dafa am xaw ma naïveté laa koy laaj wala bëgg patriotisme rek bëgg combat bi rek ba képp ku am discours boo xamante ne nii jege na combat bi rek ñun dañ lay jàppee suñu bopp. moo tax ay leader génn nañ fi am bës bu rëy ci réseaux sociaux yi toog tey di bàkku toog tey di saw suñu kaw yàlla xam na ne lu bari lu ñu am ci réseaux sociaux yi ñun ñoo leen ko may. foofu laa koy tontoo ci affaire Assane Diouf bi nee na ñun patriotes yi ñoo fi doon yëkkati Assane Diouf ñoo doon jël Assane Diouf di ko encourager tey Assane Diouf nekk ci jafe-jafe ñun ñu seetaan ko moo tax gis nga Matar tu es malhonnête mais tu es une malhonnêteté intellectuelle xam naa ne tubaab bi dégg ko très déconcertante dama nga laaj sa gars ñu tekkil la ko li muy tekki tu es malhonnête xam nga lu tax parce que da ngaa tëb histoire bi. problème bi Assane Diouf am ak patriote yi Assane Diouf xam na ko Assane Diouf coowam bu amee fii tey ci ngeen di xam lu bari nee naa la ñun patriote yi réseaux sociaux yi ñun ñoo baax rek gis nga Assane Diouf ba ma fi ñu xëyee xaw ma ban jinne moo ko pes mu jàpp suñu waaju saa ko mu tooy xepp dañ koo débranché loolu nga war a wax te yow dañ la débranché réseaux sociaux yi wallahi ñoo ko moom maa ngi waxu ko ci nen de Assane Diouf moo xëy ba ci dara kàmb jël Ousmane Sonko saaga ko ba mu tooy xepp ci lu ko Ousmane Sonko def personne n'a compris man jour bi ma déggee ci coowal Tahirou Sarr bi Assane Diouf jàpp Ousmane Sonko ak man en connaissance de cause je connais des patriotes yoo xamante ni ils ont man Assane Diouf xoolal li mu doon saaga ñi muy xeexee dara mosuma si neex mais je l'ai toujours protégé. te man personnellement bi ñu jàppee Assane Diouf j'ai été un des premiers yu ci live ne Assane Diouf
warul saaga de mais dans un état normal kenn du tëj un citoyen parce que dafa saaga le président de la république amatul ci benn démocratie amatul ci benn état de droit live boobu noonu mi ngi ci réseaux sociaux yi te pourtant bi may wax loolu boobu jàpp na Ousmane Sonko saaga ko saaga yu tooy xepp mais par principe moo taxoon ma koy jàppale parce que principe moo tax ñuy ànd ak Ousmane Sonko parce que bëri na si ñun ñoo xamante ni bu ñuy ànd ak Ousmane Sonko c'est parce que si quelque part il a subi de l'injustice te injustice mënul nekk injustice Ousmane Sonko bañ a nekk injustice si Assane Diouf Assane Diouf en réalité yenn patriotes yi dañ koo seetaan gëm naa ne sax am na si ñoom ñoo patriotes yoo xamante affaire bi naqari na leen trop mais Assane Diouf dafa tooñ patriotes yi moo tax ku fii cëlli ngay liiru ak ko mënti doon am yenn maqaame ci réseaux sociaux yi ba yaakaar ne yow la yaa ngi nax sa bopp laalool suñu waa ji rek te yow Matar loolu nga jëlee laalool suñu waa ji rek dañ lay débranché dañ lay fay parce que nag suñu waa ji moom moo ñu toll foofu parce que daf ko jiiñ en fait ñun loolu rek lañ desal Ousmane Sonko loolu rek lañ amal défendre ko Assane Diouf li tax patriote yi bàyyi teggi seen loxo ci moom c'est parce que man mënoon naa comprendre sax mu attaqué Ousmane Sonko man bañu ma ko attaqué Ousmane Sonko de man dama bëgg ba attaqué Ousmane Sonko nga attaqué ci loo xamante nii ci dëgg la débat quoi amul benn problème ku ñëwoon tey na ma Ousmane Sonko day wax antisystème di ànd ak système mën nañ ci débat ak idée yow amuloo idée amuloo xel waxu dof ngay wax kenn mënul débat ak yow mais dama la bëgg a tontu rek sur le fait que da nga ne patriote yi dañoo war Assane Diouf patriote yi waruñ Assane Diouf moo war patriote yi Assane Diouf li ñu ko fi cotisé gis nga liñ xaalis ba bu ñu ko cotisé loon boo ci génnee li ci patriote yi def li ciy des du bari Assane Diouf patriote yi dañu solidaire ak moom mu trahir ñu Assane Diouf taxaw waat ne Ousmane Sonko du mos a nekk président de la république saa yi nag ñun mënuñu ñàkk nguur gi yoruñu nguur amuñu xaalis bu ñu campagne bëgg ñàkk fayda parce que nag ñun kuy bëgg suñu waaji lu ñu bëggante ak yow ku noonu suñu waaji ñun noonu toog yow parce que dama ne la ñun li dal Cheikh Anta Diop dal Mamadou Dia du dal Ousmane Sonko loolu il faut que gars yi def ko seen bopp yi da gis nga li ne tekk nii nga yaakaar ne patriote ay ragal lañ patriote duñ jóg Macky Sall moo la gën a xam ñoom ñooy patriote laaj leen Macky Sall en 2000 bi muy affaire 94 milliards yi bi muy yootal di jàpp bugg a jàpp Ousmane Sonko lan la ko ay renseignements généraux mu wax il faut ngeen comprendre benn affaire gis nga patriote bés bu ñu yégee ci seen yaqiin kenn ñu ngi teg Ousmane Sonko luy tax combat bi daanu booba ngeen xam ne ay patriote ñu ngi Sénégal wallaay boobaa ngeen xam ne am nañu ànd ak Ousmane Sonko boobaa ngeen xam ne Pastef c'est une réalité dafa fekk ne rek patriotisme mooy bëgg sa réew bëgg say waa réew te ñi nga xam dañuy xaar pour Ousmane Sonko ñëw taal Sénégal ñëw génn fii woote rayante non pourquoi le faire Ousmane Sonko 2014 la juddu tey moom la moo fi ne kenn mosu ko gis mu jël ay chaîne di dóor rek jël fii kërëb xeex yu demee noonu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bi ngay yow Matar di ko bàkkoo di ko yuuxu est-ce que xam nga ne moom il a convaincu sans miracle tu sais qu'il y a beaucoup de prophètes yoo xamante ne nii ci fi ñu leen wàcce il a fallu que yàlla def ci ñoom ay kiraama pour nit ñi gëm leen xam nga lan mooy kiraama yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiraama mooy le fait que mu jël ñépp nangu loo leen sans kiraama looloy dooleen ak lu ñu mënti wax Ousmane Sonko nii lay opposé woo nee lay opposé loo ci mënti dégg def na lu opposant yi ñu fiy coow def leen ay géant def na fi en un temps record lu ci kenn deful mais loolu duñ ko reconnaître jamais nga dégg au Sénégal ñu naan la Ousmane Sonko c'est un génie politique te chaque jour mu duma leen waaye maak bu defee yëfu dof ñu ne génie politique bu Idrissa Seck noppee di négocier ñu naan le silence assourdissant c'est de la communication ñoddi
bu Ousmane Sonko jubalee Barthélémy Dias ak Maître Moussa Diop waaw mooy woote lii wootewul na ne nangam sangam kërëb waaw Abdou Cissé bi bàyyi ma bolo gis naa ko muy coow rek xam nga Abdou Cissé moom gaa yu idi yi la quoi ñoom xam naa ne dafa mel ni affaire bi Macky Sall jox idi mu naan ñoom dañ cee mos quoi xam nga rek gaa yi moom yaa ma gën a xam quoi mu sax Abdou Cissé léegi nag gaa yi ay compte yu bëri la ñuy yor ñoom fu leen neex la ñuy fële quoi bloqué naa ko mais gis nga gaa yi li ma doon wax mooy ci patriote ñu mel ni ñoom ay Matar Kagulaar parce que ñoom souvent seen live da nga fay fekk tey loo fa fekk ci ay nit boo ci génnee patriote yi mu jeex c'est très simple gis nga Matar Kagulaar bu arrêté woon live wala déggatuñ ko du kenn du ko namm du parce que amul lu muy andi ci combat bi lu dul genre live yi ñuy live ñoom ñoo ñuy poussé ñuy live genre live nga xam da ngay ñëw war a wax doo fi wax dara lu yokk nit ñi moo da ngeen koy dindi supprimer leen ko jarul seetaan bloqué leen ko c'est très facile il faut le bloquer bu leen ko seetaan bu dee da ngeen fa abonné woon désabonné leen sa waaye dama ne Ousmane Sonko toll na foo xamante nii ñun mënuñu nangu di dooleel ci réseaux sociaux yi ku koy saaga bu dégg bëccëg di ko fenal ba pare teg ci naan daf ñuy menacé te mënul ci ñun salaamaaleykum tollu États-Unis di jaay rëy laa meñ nit da ngay am fulla mun naa comprendre Macky Sall nekk suñu adversaire ñun ñu dem di ko déglu pour xool li muy wax ak yu demee noonu mais un Matar Kagulaar ku tekkiwul dara mais vous désabonnez, ne le suivez pas, laissez-le. Laissez-le. Parce que man bu ma paree fii dootuma ko déglu dootuma ko seetaan xanaa Babacar Diop vaaraat ko ma seetaan ko bu ko defee ma xaw a dindi stress tout si reetaan quoi mais du ma seetaan live am dootuma ko déglu te fu ma ko fekk dama koy désabonné dindi ko page bu ma nekk administrateur live am dugg fa dama koy dindi te loolu je lance un appel à tous les patriotes yaa ngi dégg bu fekkee ne day menacé nag na ñëw ci menace am yi mais nañu ko teggi bu ñu ko seetaan Issa dinaa jox Matar sa adresse waaye jox leen que sama numéro ak sama adresse ak lépp Matar du defee dara day sóob Matar dafa tuuti sax pour tey ñun ci combat bi xam nga gars yi dañuy xaw a siw nii di wax ñu leen déglu ñu bëgg a nekk ñu bëgg a jinne ñu bëgg a def seen bopp ay extraterrestre quoi te duñu salaamaaleykum donc loolu patriote ñoo koy lijjanti il faut pas le suivre il faut le xam nga il faut le da ngeen koy dindi quoi da ngeen di désabonné dindi ko du ngeen ko seetaan bàyyi leen ko muy wax man mënuma comprendre kuy jóg di saaga Ousmane Sonko di saaga Pastef ci lu dul dëgg je peux comprendre kuy waxu débat di quoi mais kuy waxu dof il faut pas le suivre c'est très simple c'est la seule façon man li ma wax nii ne dañ koy débrancher loolu mooy débrancher bi vous arrêtez de le suivre réseaux sociaux yi boo ci génnee ñi bëgg sopp Ousmane Sonko li ciy des du bari ngeen bàyyi ko ñaar ñetti nitam muy wax waxu dofam di wut buzz wala di wutal nit buzz te gis nga politicien bu ci yaakaar ne Issa mi ngi wax ay nit ñi ñu ngi koy seetaan bàyyil ma dem woo ko ci suuf waaye Issa bu ma live lii wala mu waxal ma damay am dara yaa ngi nax sa bopp Ousmane Sonko woowul benn liveur de liveur yi ñëw fekk fi Ousmane sama jaar yii kenn woowuñu Ousmane Sonko woowuñu fenn Ousmane Sonko moo mbapat ba liveur yi sentir le besoin dem liveal ko fii opposant bi fu bëgg am réseaux sociaux da ngay mbapat boo mbapatee ñun sax dañ lay liveal parce que ñun patriote du soxoruñ et souvent loolu dañ ciy victime opposant wala politicien bu ci yaakaar ne mun nga am buzz liveur yi ñoo lay may buzz yaa ngi nax sa bopp fii liveur yi ñun nii gars yi seetaan nañu parce que dañoo nice dañoo ëpp xam-xam dañoo nii kërëb man nii dañu may seetaan parce que damay wax ci ñoom damay wax ci Ousmane Sonko lu leen neex waaw man sama discours bu ma ci génnee Ousmane Sonko kenn du ma seetaan waaw loolu ay dëgg man maay jël ci li ma am as tuuti ñoddi ci waa ji wax ci moom gars yi di ma suivre wala may wax ci Sénégal loo xamante ni c'est censé di génne loo xamante ni nit ñi dañ ciy jariñu moo tax Thierno Alassane Sall man je te lance un appel Matar Kagulaar bi lay waxal wax ko mu noppi wala bu mu waxati sa tur parce que mu ngi lay wutal ay noon te mënu la indil ñaari nit nag chaque jour ngeen dégg ko sama xarit yi nee nañ ma sama nii ne ma sama Matar mënul nekk chef de quartier fa mu dëkk Matar musul am lenn ci hip hop bu Sénégal musul représenter quoi que ce soit
Thierno Alassane Sall nañu ko jot parce que Matar man bi ma woowee téléphone xam nga lu mu doon wax bi ma woowee Thierno fajar dama ko woo Thierno ne ma nii ne ma Ousmane Sonko nii affaire du garaaw lay waxaa loolu na ko jëndi jottali Thierno Alassane Sall te du man kese la ko def waaw man gis nga man maa woo 1h du matin affaire bi mu sonné Thierno Alassane Sall wuyu ma ne ko non Ousmane kenn du ko invité xam nga après mu ne ma xaw ma woo kan ñu dem ba benn moment ñu ne léegi nañ bàyyi le lendemain mu ne le lendemain ñu waxtaan ba ci kanam léegi Thierno ne non finalement on l'invite pas Thierno loolu la waa ji di raconté loolu yëggali leen ko Thierno loolu la Matar nekk ci réseaux sociaux yi di nettali Thierno Matar man moo ma woo barke alxuraanul karim di wax lu ne ci Thierno buy wax da ngay yaakaar ne Matar matin midi soir dafay waxtaan ak Thierno donc Thierno il faut que mu xam ne Matar il parle à son nom day jël téléphone am di woo nit ñi ci suuf parce que nee na day wër nit day wutal waa ji nit xaw ma lan nag lan la dig yow Thierno Alassane Sall Matar la ko galaat xaw ma lan la wax mais salaamaaleykum nii Matar la ko galaat amu ko ci réseaux sociaux yi Matar la ko galaat bu ñu doon def vote lay liveur du jàll parrainage bu ñu jëloon parrainage Macky Sall bii ñuy def vote liveur yi Matar la ko galaat du jàll Thierno Alassane Sall il faut nga xam loolu ñett nit topp ñu ko. donc Thierno sa waa ji defarul la dafay yàqal te ñi ànd ak Thierno Alassane Sall jàmbaar Ousmane Sonko du seen noonu te yéen du ngeen suñuy noonu suñuy allié rek ngeen mën a doon wala ñu seetaanante man nag lu Pastef di wax ak Ousmane Sonko di wax du mu dul wax ñoom la engagé man su ma amee yëg-yëg ak gis-gis ci Thierno Alassane Sall dama koy wax man la engagé. mais Thierno Alassane Sall ci politique Ousmane Sonko jëwrinam la ni Macky Sall nekk woon jëwriñam donc patriotes yi c'est très simple désabonnez-vous de ces gens-là ne les regardez pas bu leen seetaan seen live bu leen partager seen live parce que xool leen les pages là yi nga xamante ne nii en réalité Ousmane Sonko moo tax ñu créé ko page yi nga xam ay nit ñu baree ci ne ay centaines de milliers de nit ñoo ci ne te sànq laa gis man am na page yoo xam maa ngi sànq laa gis ñu ne ma ñu wax benn leader bu mag ànd jàppale diw demande à rejoindre Sonko président xam nga loolu dafa yéeme quoi ànd jàppale diw maanaam man maay leader bu mag Sénégal ñu ne ànd jàppale Issa Diène demande à rejoindre le groupe Sonko président après ñoom ñooy demande rejoindre dugg suñu biir de pour am audience bu ñu toogee ci télé ak rajo yi naan ñu dañoo am ay terrain yow na sàcc li yëpp yenn opposants yi boo leen ne qu'est-ce que tu penses de Ousmane Sonko sax nga gis seen bët yi di tàkk seen gémmiñ ñi di fuur moo tax gars yi dañuy jiiñ yaay rëgget di saaga mais ndeysaan ñun on est sax victime ndeysaan Barthélémy Dias bu waxee nga gis patriote yëpp di ko jàppale Thierno Alassane Sall bi mu fi ñëwee patriote yi wër ko di ko jàppale Assane Diouf moomu noonu la génne woon di xeex malgré saaga yi ñun ñi xam ne ñun ñi gis le sens du combat la quintessence de ce qu'il dit parce que c'est pas ce qu'il dit qui est li muy doon wax en fait ce qu'il disait en fait c'était très intéressant c'était la façon de le dire en fait c'était dans la manière en fait c'était dans le comportement ñun ñi jàppale ko man biir na ma ne Assane Diouf bu fekkonte ne deful erreur boobu gars yi mën combat médiatique bi mën combat ci réseaux sociaux yi waxuma dina instant bi dina fekk mu génn de mais pression bi dina génn métti ka tey mais xëy na loolu la ko yàlla tontoo ñoom ñun ñoo xam kenn du leen laal gars yi bëgguma la ay di gudd donc ma daal boo Ousmane Sonko ñoo lay tontu xaalu wuñu la doo dara fii kenn ragalu la fi nekkal nit te nga dem wuti xam-xam ba da nga bëgg a waxal Thierno Alassane Sall borom xam-xam la nga dem école xaw war nañu école du parti ñu sollte lu tuuti xam-xam te nga bàyyi diine ji ngay mbubboo gars yi nee nañ ma naa wax sur la nouvelle coalition jot na xam nga temps yi damay moytu un peu di wax ci opposition bi quoi parce que damay jàpp ne souvent temps bu ñu perte di wax ci opposition bi rek temps bu ñu mënoon gagné la pour wax ci mbiru Macky Sall mais ce qui est sûr mooy
lii wàññi Ousmane Sonko. gars yi dañoo bëgg a wax loo ci affaire yoo xam bu ma ci waxee xam nga rek gars yi may leen ma beneen live quoi ñu ñëw ci coalition Jotna bi quoi dama leen ko ñaan rek ngir yàlla waaw dama leen ko ñaan rek ngir yàlla quoi parce que temps yi nii c'est-à-dire le jeu politique Sénégal dafa jaxasoo dafa jax en fait instant dafa neex booy seetaan ba benn moment wax ci sax xam nga mun nga wax sax parce que dafa jax instant yi dafa jax trop waaw xam nga souvent nit ñi dañu yaakaar ni bu wax ji bëree lay jax mais instant yi wax ji bëriwul de mais instant yi affaire yaa ngi tàngi cër waaw gars yi wax ay génie politique nag kii génie la nañ leen dem rek lan ñu xam kan mooy génie politique nga juddu 2014 2016 2018 2019 2020 nga nekk li nga nekk ñu naan ñee ñooy génie politique yow da ngay nii da ngay lele jàppee la benn wayaa nañ dem rek nga xam ne pikk du rey as lenn daal xam naa ko li ma ci mën a wax mooy Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye dafa am loo xam dañ ko bokk ak Ousmane Sonko dañoo ay point de convergence yu bari mooy Ousmane c'est un opposant ñoom c'est des opposants muy benn ñaareel bi mooy dañu ne Ousmane Sonko c'est un opposant radical ñoom c'est des opposants radicaux muy ñaari ñu bokk ñett mooy ñu bokk benn profilu opposant mooy c'est des gens yoo xam dañ leen reconnaître que c'est des cadres am nañ xam-xam jàng nañ am nañ yenn niveau intellectuel yi loolu yépp dañ ko bokk waaye foofu la ñuy commencé di séparer woon rek dafa am lu leen wutee mooy ñële ku ci nekk ñam nga nguur ku ci nekk nga ministre kii premier ministre ñeneen ñi nekk nañ ministre Ousmane Sonko mosul yor portefeuille ministériel leneen lu leen wute ni xam nga mooy la kenn mosu si dem ci ñoom élection présidentielle Ousmane Sonko dem na élection présidentielle génn 3e leneen li leen wute ni mooy te lu leen tàggale la mën na leen boolewaat su mooy bi ñu demee ba 2019 Sénégal yëpp ak àdduna yëpp dañu yaakaar ne Abdoul Mbaye dina ànd ak Ousmane Sonko Thierno Mamadou Lamine Diallo dina ànd ak Ousmane Sonko Thierno Alassane dina ànd ak Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall dafa abstenir dàppalewul kenn mais Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye dañu dem ànd ak Idrissa Seck Idrissa Seck amoon benn passé ñoom bu ñu xam ñu ànd ak moom tey am na lu yàlla wone am na situation bu am Ousmane Sonko xam boppam parce que su nga souvent Ousmane Sonko décision yi muy jël décision politique yi muy jël loolu courage la te courage boobu noonu ñun moom moo ñuy firnde ñun patriotique ne suñu waa ñu jàpp ni kooku la bu la nee su ma ñëwee dinaa kase lii su ma ñëwee dina ne lii gars yi def Sénégal dañ noo tàngale dinaa ko dindi da nga gëm ne dina ko dindi parce que courage politique boobu da koy jël courage politique bi mooy mu leer ko ni tey moom na naxante gars yi en 2019 coalition bi ñëw man biir na ma ne Ousmane Sonko am na lu mu doon def ci discours am coalition am day dijj dina am ñu bëri ñu ànd ak moom ci coalition bi mais il est resté sur les principes Ousmane Sonko am na nu mu doon melal discours am 2019 Thierno Bocoum moom lay àndal Abdoul Mbaye moom lay àndal Thierno Alassane Sall day dugg Mamadou Lamine Diallo ñeneen dañuy dugg mais jiitalul bëgg nguur jiitalul gagner présidentiel il a un idéal boo xamante ni weesu la nekk président te chaque jour mu wax ko nee na nekk président c'est pas une fin en soi ci moom te bu ko waxee ñu gëm ko parce que ba ñu gàddoo Pastef ne ko jëlal dafa bañ ñu bàpp ko 2 jours mu jël ko ba mu demee 2019 war a bokk élection war a dem élection mu leer ko ne tey moom par rapport ak profil bi mu am na lu mu doon waxtaan ak leader yu bëri ñu ñoo ànd ak moom mu des ci ay principal ñu dem 2019 nekkul président gars yi yaakaar ne defet la ci moom ma ne leen du defet ndam la parce que man gëm naa ne Ousmane Sonko bu nekkoon président ak situation bi àdduna bi nekk ak corona beeg yeneen ça va être très compliqué moo tax Ousmane Sonko bu ngeen ko dégloo keroog Walfadjri mi ngi naan 10% laa jàpp ne liggéey la jàpp naa ne 90% yi ndimbalu yàlla la 90% la def ndimbalu yàlla
kon ça veut dire que le gars am na benn modestie bu ne ci moom quoi ñoddiwul dara bàkkuwul dara. maa ngi dégg yaay naan Ousmane Sonko moom moo dem wuy ji Khalifa Sall Barthélémy moo dem wuy ji Khalifa Sall il faut ngeen comprendre que ne Ousmane Sonko dama leen def rapport ngir Ousmane Sonko gis nañ ko keroog mu génn julli yi il faut nit ñi comprendre benn affaire Ousmane Sonko c'est pas un politicien comme nit ñi ko yàgg di dégg. Ousmane Sonko politique bi daf ci jiital digganteem ak yàlla dafa am ay valeurs yi mu ci jiital man bir na ma ne fekkeewu ma bi Ousmane Sonko di décider mais bir na ma ne ñemewuma ci waat mais bir na ma ne Ousmane Sonko li gën a tax mu dem ci wuy ji Khalifa Sall ci woote bu wuy nañ ko mu nangu ko mais li tax mu déplacé parce que jàpp ne Khalifa Sall magam la. parce que dafa am ay valeurs yoo xam Ousmane Sonko du ko jiital du mës a jël politique teg ko ci kawam te loolu mooy dooleem loolu la ko ñu mel ni man nawee te valeur yooyu noonu rek lañ koy laaj lañ koy ñaan mu téye ko respecté mag am diine am gëm-gëm am fulla am fayda loolu ñun lañu ko jàppee parce que loolu moo nekkul ci ay moromam c'est pas que Ousmane Sonko moom moo ëpp xam-xam gars yi wala moom moo leen gën a xam ni ñuy gérer Sénégal li Ousmane Sonko def gars yi xam nañ ko de c'est juste que moom la yàlla def ragal yàlla xam nga ragal yàlla dafa am Ousmane Sonko li ko may mu dugg 15 ans impôt et domaine génn ragal yàlla la xool digganteem ak borom la doylu yar te loolu bu kenn xalaat ne politique dina tax mu jaay ko man gëm naa ne Ousmane Sonko ñàkkul fayda ba dund ba am at yi mu at dugg ci politique am lu mu jaayanteeg boppam digganteem ak yàlla digganteem ak ay moromam ba am li mu am tey mu ñëw di dugg ci politique di ko jaay ku yaakaar ne loolu kuy xaar Ousmane Sonko mu jaay loolu pour nekk président mais yow bugguloo sa Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nag nit la nekk nit war a layoog yàlla nekk un père de famille comme tout le monde c'est-à-dire li mu ñu jaay mooy tu peux être un bon type et être un politicien être un président parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réussi te ci moom la ñuy roy moo tax gis nga stratégie politique yi di am nii bu ngeen ko déggee dee leen ci tey parce que ñun ñoo jël Ousmane Sonko ne ko wóolu ko ne ko jiital ko mais dafa am ay patriotes yoo xam dañu bëgg Ousmane Sonko bu yeewoo ñu xool est-ce que mi ngay jàpp julli na ñaata rakk non dafa fay wala kii est-ce que day génn lu muy sol yëre bi kan la dajal nuyu la borom boutique bi non gis na Khalifa non c'est-à-dire gars yi dañu bëgg a xam lépp mais non mais dafa am loo xam jaay na la ko pendant 6 ans mu wan la ko jàkkaarloo Macky Sall ñàkk ci liggéeyam taxul mu bouger nekk ci benn constance nga gis ko mu leer ne kii waxuma la loolu noonu mais nga xool gannaawam kenn mënu ko takkal dara c'est-à-dire nit ki amatul yow lu mu lay en fait amatul c'est-à-dire kañ la ko ñuy comprendre Ousmane Sonko nit ki amatul lu mu ñuy prouver loolu boo ko intégré ne mais nit la suba mën na def erreur ci stratégie politique am da ngay daanu parce que gis nga fi ñu jëm mooy Khalifa Sall dinañ ko jël solal ko yérewu Salima Diallo ba incarner le système fa lañ jëm ci communication bu lañ jëm waaye Ousmane il dit anti-système mais dem na ci Ablaye Wade Ousmane Sonko du question de li muy anti-système c'est-à-dire nañu del si Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il nous dit lan la ñu wax ci anti-système qu'est-ce qu'il nous vend est-ce que Ousmane Sonko lim ñuy jaay est-ce que dem toog ak Khalifa Sall waxtaan ak moom est-ce que gàllankoor na le projet te fi ñu xam nga fu ñuy daanoo nit ñi dañuy fàtte ni c'est pas Ousmane Sonko c'est Pastef moo tax journalistes yi wax ci Pastef ak analystes yi il faut que ñuy gëstu di dem di xoolaat Pastef nan la juddoo nan lañ ko tënkee teg ko lan moo tax ñu jël Ousmane Sonko jiital ko ak Pastef lu muy doxee Pastef du parti boo xamante ni nii day dem di waxtaan ak Macky non Pastef doxewul noonu c'est-à-dire ñun loolu mooy contrat bi nga xamante nii moom la ñu tënk ak Ousmane Sonko moo tax yenn situation yi bu amee may gis yenn patriotes yi di tiddi kii damay naan gis nga gars yi faites l'effort da ngeen gëstu ji seen waa ji faites l'effort ngeen xam Pastef nan la juddoo
lan moo ko tënk lan mooy idéologie bi est-ce que xam ngeen ne pour bañ yii di am ne ñu yaakaar ne Ousmane Sonko day dem di négocier moo gars yi bi ñuy tënk Pastef ils avaient am nañu proposé woon à ce que ñu jël ñetti nit Pastef maanaam mu am benn tripartite bu ko digé maanaam ñetti nit nekk njiit téye ko di dem ak moom pour bañ loolu noonu pour indi benn rupture loolu l'idée c'était dañu indi benn rupture sur le fait que Sénégal li nga xam mooy benn parti boo xam waa ji moo ñëw di bu ma ko bummi ñëw ànd ak Macky Sall ne ko jëlal ma diw ak diw nga def leen ministre jëlal diw ak diw nga def leen li aca nañ ànd dem Pastef loolu bokkoon na ci ay proposition rien que pour bañ loolu noonu te patriote boo xam ni Pastef di fonctionner ak ni mu tëddoo xam nga ne Ousmane Sonko bu demee ba toog ak Khalifa Sall am na lu tax ñu toog fa mu am nag ñaar yoo xam il faut que gars yi xam ko gis nga tey dafa am ay combat yoo xamante ne nii Ousmane Sonko daf ko war a bokk ak képp kuy opposant képp kuy sénégalais sa laay wax moo tax des fois gars yi dañ ko déglu buy wax bu ngeen xoolee le combat le troisième affaire du troisième mandat bi à chaque fois dafay naan c'est un combat citoyen mais bu la nee un combat citoyen doo yem foofu da nga daf la am lu mu lay juju que ne du combat boo xam Pastef moo ko war a yéen jël ko moom du xeexu Pastef parce que déjà par principe Pastef moomu ko c'est un combat de principe donc c'est un combat citoyen mais tey bu fekkente ne par exemple Ousmane Sonko dafa taxaw ne moom Pastef ñoom li ñu gëm mooy ñu respecter le calendrier républicain le calendrier électoral mais bon sang quoi de plus normal mu dem toog ak Abdoul Mbaye toog ak Khalifa Sall toog ak keneen nañu fay xool nan nañu il faut ñu xeex pour que le calendrier républicain ñu respecté ko qu'est-ce que ça va ak Ousmane Sonko mu ne moom bu faloo nii lay falee DG président bi nii laa gisee président lii mooy sama modèle économique lii mooy sama programme qu'est-ce que ça va en fait nañu fexe ba Macky Sall ñu auditer fichier bi ana système anti système foofu noonu foofu du question de système anti système parce que système anti système gis-gis la gis-gis la foofu waxtaanuñu gis-gis foofu li ñuy waxtaane mooy les règles du jeu les règles du jeu la ñuy waxtaane on parle pas de programme Ousmane Sonko bu demee élection présidentielle Abdoulaye nekk un ancien président yor benn appareil politique bu mel ni PDS Abdoulaye Wade woo ko ñu ne dem na gisee na ak anti système est-ce que dafa dem pour jël programme bi ne ko Abdoulaye Wade xoolal ma suñu programme bi pêche bi de xoolal ñu lii wala agriculture lii lañ ci wax wala ça demul pour loolu noonu dafa dem c'était dafa fekk ñu nekk ci période de campagne électorale Ousmane Sonko soxla baatu sénégalais bu ne ana système anti système foofu noonu ana idéologie foofu noonu ana gis-gis foofu noonu est-ce que Ousmane Sonko dafa dem pour Abdoulaye nekkoon lii ngay xalaat ci lii bu ko def lii est-ce que Ousmane Sonko c'est-à-dire gis nga ñin ñi il faut que parce que débat yooyu noonu boo gisee ñun suñu analyse yeeg télé yeeg gars yi di jàppale Max di ko maintenir boo gisee APR gis nga APR moo tax ndeysaan APR li leen may chance mooy on a un peuple boo xamante ni maanaam suñu niveau de li gars yi daal un sens critique c'est-à-dire dafa soriwul quoi moo tax ils peuvent se permettre de poser n'importe quel débat parce que nga débat système anti système bi c'est même pas un débat man su ma gisee ñu ko mu journaliste sax ñëwaat di ko poser Ousmane Sonko damay xam ne kii day jàppale Macky Sall pour ñu poser débat bi parce que foofu débat amu fa. léegi Ousmane Sonko tey bu ñëwoon coaliser ak Khalifa Sall par exemple pour élection présidentielle yi pour élection locale yi ce qu'ils vont dire moom mooy ñëwaat mooy ok Ousmane Sonko cette fois-ci nag mu ngi coaliser pour la mairie de Dakar moo tax gars il faut ñu comprendre benn affaire parce que Abdoul Mbaye ci biir Macky Sall nga woon am lu mu fa gis génn Thierno Alassane Sall ci benn yoon am lu mu fa gis génn Boubacar Camara liggéey na sax ak Karim Wade teewul dafa des ci ay principe doon liggéeyal état des ci ay principe c'est-à-dire nekk ci biir état taxul nga bon Ousmane Sonko impôt demal la nekkoon di liggéeyal état taxul mu bon
tey Ousmane Sonko il est clair que àdduna moom mënul ne ba neex c'est-à-dire Ousmane Sonko il est appelé à discuter avec les autres ak li mu radical loolu dindiwul dara ci radicalité bi loolu c'est le noonu la àdduna di doxee Ousmane Sonko mënul nekk un singleton nii di dox di wër di taxawaalu Ousmane Sonko il est appelé à discuter avec les gens sur quoi et comment xam nga lan moo am solo pour un patriote Ousmane Sonko ci lan lay discuter ci lan la d'accord fan la teg tànkam est-ce que wàcc na yoon bi mais bu ñu fexee ba nit ñi dugal suñu bopp ko ne gisee nit tax na Ousmane Sonko tegg yoonam yoon bi du loolu yoon bi du li ngay c'est-à-dire yoon bi c'est-à-dire gis-gis la gëm-gëm la loolu rek moom moo ñu ci mën a génnee man dama jàpp ne ak lu nit mën di wax mënul teggi ne Ousmane Sonko ak Khalifa am na lu ñu bokk mooy c'est des opposants ak Macky Sall jusqu'à preuve du contraire donc forcément am na fu ñuy daje ci xeex bi man li ma gëm mooy ñoom Abdoul Mbaye ak ñoom ñeneen ñeeg ñëpp am na lu ñu bokk Ousmane Sonko mooy c'est des opposants ak Macky Sall y a forcément fu ñuy bokkee ci xeex bi looloo indi woon FRN Front de résistance nationale pour ñu xeex ay combats yoo xamante c'est d'ordre en fait c'est des principes maanaam audit fichier électoral bi des choses comme ça looloo taxoon ñu bokk dialogue politique pour ñu xool fichier bi xool yeneen ak yeneen ak yeneen Ousmane Sonko il est appelé di jaxasoo politiciens yi parce que c'est un politicien comme eux et que sur certains points il est appelé à s'asseoir avec eux à discuter avec eux mais il discute pas de programme il discute pas du programme jot na il discute des mécanismes yi ñuy teg pour élection am des règles du jeu yi tax élection am bu élection yi amee nag kuy coaliser nga coaliser kuy nekk indi sa programme teg te li leen koy firndeel mooy tey Barthélémy Dias ànduloon ak Ousmane Sonko en 2019 tey ñu ngi ànd si ay yenn combat yi Barthélémy Dias il était libre de choisir même si son choix xam nga est problématique donc man pour man foofu noonu bu ñu c'est-à-dire foofu man pour man et c'est dommage parce que man pour man débat bu ñu waroon a dépasser la maintenant nag ci affaire u ñële dem jot na bi ba xam lu ma gëm mooy laay woon naa ci ñun moomuñu woon jot na ci ni Pastef di doxee moomuñu woon jot na ñun dañu bokkoon jot na ak suñuy moroomu parti am na situation bu am le parti pas Ousmane Sonko le parti a jugé nécessaire de sortir en toute responsabilité mu génn en toute responsabilité gis nga la preuve ba mu génnee ba tey amul benn coow bu ko topp parce que yàlla suturaal ko mu def ko na mu ko war a defee te amu ci kenn problème ba tey mosu leen gis nit ku toog ne Ousmane Sonko nii Pastef na le génn na dem na jot na comme entité li leen di wan ne du woon moom moo ko moom jot na des fa ku mu neex mu dem bokk fa xam nga Ousmane Sonko li mu dafa leer ku ci nekk ni ngay politiquer si stratégie politique yaa ko moomal sa bopp kenn ñoom Pastef du ci mës a discuter parce que Pastef li muy def du ci discuter kenn Pastef bu mu sentir ne day génn coalition jot na dafa génn ku sentir dugg fa dugal c'est très simple ne cherchez même pas à comprendre ay non gars yi dañuy ni Ousmane gis nga lépp luñ ciy mënti wax dañuy gisaale Pastef responsabilité ak fulla ak fayda bi mu am ba ne man de lii dama ci bokkoon xam nga ñenn ñi sax ñi xamul nee nañ Pastef moo ko moom Pastef moomu ko la preuve génn na moo tax yàlla daf ñuy may dëgg à tout le temps bi mu fi nee génn na am na ñu ko ne non génn nga mais boo xam nañ ne Pastef c'est moo de façon xam nañ ne Pastef c'est jot na c'est Pastef ñooñu yàlla tontu na leen moom dem na jot na bu doon Pastef tey du ñu gis ay cerno ay leader pour ñu dem ci dugg kon yàlla attewaat na parce que waxoon na leen non ñun benn pàcc lañ rek ci biir coalition jot na bi xëy na ñun la yàlla natt peut-être ñun ñu am ci nekk candidat bi mais ñun lenn rek lañ moom ci woon ay suñuy naw lañ ko bokkaloon ba ñu jugé nécessaire que dañuy génn dañoo génn kon du moom génn na mu des fa tey am na ñeneen ñu dugg responsabilité bi Pastef am parce que man soit gis nga le président moo tax gars yi dañuy wax génie politique nañ dem ba ci kanam rek souvent le président Ousmane Sonko day ñëw wax benn wax soit gars yi duñu xam fi mu waxee gars yi duñu dégg mais boo koy suivre en fait nooy gën a avancer
saa affaire bi di firee ko di gën a leer sa bopp affaire bi di firee ko di gën a leer sa bopp gis nga génn bi ñu génn noonu ci coalition bi gars yi wax nañ ci lu ne affaire baa ngi leer di gën a fiddel que ne en réalité Pastef moom moo doon coalition bi te Pastef noonu lay doxee ànd nawle jël na responsable génn Ousmane Sonko lan la ci teg man dama jàpp ne nit ku nekk parti bu nekk yow yaay xool ni nga bëgg a doxee nga doxee noonu ñenn ñoo xool na ñuy doxee ñun génn nañ ñun jël nañ beneen yoon yaa ngi dégg xëy na suba yàlla mën na def ñu dajewaat fa dugg ci coalition Jotta bi bu ko stratégie politique laajee ci loo xamante ni nii du tax li tax ñu nekk ay patriote li tax ñu nekk Pastef du ci deñ waaw comme Ousmane Sonko nag ñu ñoo ko sóob ci combat bi nañu ko bàyyi nag mu xool nu muy jëflante gars yi pour génn ci parce que xeex la mooy suñu mbër ñu dugal ko mënuloo jël sama dugal ko ci arène bi nag naan ko non man galgal rek daaneel galgal bul def leneen lu dul galgal mais bàyyi ko moom bu galgal wala mu def xam nga yeneen technique yu bëri yi xam nga fàq wala mu xam nga tequm biir ak yu demee noonu yooyu yëpp am na donc Ousmane nañ ko bàyyi mu bëre maintenant na bëri rek teg ko ci loo xamante ne nii c'est-à-dire teg ko ci règle de l'art yi xam nga teg ko ci loo xamante ni ñun loolu la ñuy xaar ci moom maintenant nam ko si dafa am détail yoo xam bu ñu sax dugg quoi waaw pour dire que patriote yi il faut que quelque part ngeen wóolu aussi ñi ngeen jiital muy Pastef ak bureau bi demee noonu parce que am na yoo xamante ni tout le temps ngay ñëw toog nii def ci conférence de presse ratatata wax ba mu jeex quoi kon ñun duñu yegg fu mu jëm parce que nag ku yoddu sa kër te gars yi bu ñu xamee fa nga jëm doo sori xam nga waa ji am na lu mu ñu jaay am na lu mu woon quoi y a un minimum boo xamante ne xëy na léegi xam nga sekk nañ ko ak moom loolu jeex na comprendre nga maintenant li des mooy y a ce minimum de confiance là teg nag gis nga nag nekk militant Pastef nag Ousmane Sonko am na loo xamante ni jaayante na ko ak ñun de militant Pastef li la Ousmane Sonko may nañu ko ci tëdd da ngay nalaw Ousmane Sonko rasil kenn du amul kenn kuy taxaw Sénégal ne man militant Pastef laa di rus wala di gàcc wala nit di yëkkati dara ko teg ca kaw lu dul ay nax maanaam da ngeen di saaga sëriñ ci yooyu nga xam amul yooyu ay waxu kasaw la mais képp kuy militant Pastef wax dëgg fa yàlla Ousmane Sonko yorolatu la dara siggil na la rendre na la fier donc y a un minimum boo xam nag léegi dañ koy bàyyi mu déroulé te xam ne Ousmane Sonko bés bu defoon lu defewul moom balaa ñu koo wax gars yi wax ñu ko dafa am nag yoo xamante ne ni ay stratégie la laaj mais tant que yaa ngi koy teg ci ay valeur grawul stratégie ne veut pas dire forcément njuut njaaj maa ki moo jàppale stratégie njuut njaaj la mais stratégie mën nga ko teg ci ay valeur ba xool nag nooy jotee ci réew mi nga soppi ko mais boo bëggee ñëw waaye dem xam mais du sotti quand même parce que li ngay xeexal aussi du lu ndaw quoi yow kese quelque part yàlla mën na la dimbale mais da nga soxla ñeneen ñi même ci islam yonent bi mu demee ba benn moment lan la wax yenn saxaaba yi dem leen ci dëkk bii tel bu ngeen demee di ngeen fa fekk un roi boo xam c'est un chrétien ñoo bokk yàlla bi ñu gëm c'est-à-dire reconnaître que ne les chrétiens dañu am ay valeur ba mu leen fa yónnee xamoon na ne ñooñu gëm nañ yàlla bu demee lam doon xaas ñoom danañ ko def pour dire que même dans l'histoire à un moment de l'histoire sax les chrétiens ont joué un rôle mais prépondérant pour dire que noonu la yàlla bindee àddina tout ce qui n'est pas Pastef n'est pas forcément mauvais et tout ce qui est de l'APR n'est pas forcément mauvais parce que sinon Thierno Alassane Sall dootul wax Sénégal Thierno Alassane Sall li ko may crédibilité mooy à un moment bi muy ànd ak Macky Sall aussi dafa poser acte c'est vrai que ànd na ak Macky Sall ci yenn affaire yi mais poser na quand même ay acte li may RTP wàññi salaire am de 15 xaw ma 20 millions à 5 millions moom moo ko def ak yeneen en fait deful lu ñu koy xeebee lu war a mën a tax tey gars yi te pourtant tey mu ngi taxaw di mener un discours bu radical te gars yi teguñ ci moom dara te pourtant ñun yenn saa dañ koy reconnaître Ousmane Sonko donc quelque part mun nañ ko reconnaître Thierno Alassane Sall jusqu'à preuve du contraire man loolu tax man na waa jooju mais ànduma ak moom donc foofu laay tëjee laay pour dire gars yi que ne franchement Matar la ko gulaar Babacar Diop defal na liggéey bu rafet tontu na ko dañ ko ëmbaale ak loolu noonu defar ko ba mu jekk dugalal ko ci mbuus yéen ko ci bopp bi mu dem ak moom ñu pare nag ci ay waxam waaw Papistine wax na ko le roi d'Éthiopie a joué un rôle crucial dans la naissance de l'islam donc voilà et pourtant bokkuñu woon xëy na gëm-gëm mais am na loo xamante ni bokk nañ ko mooy gëm yàlla bi nit ñi di use seen mayin Ousmane Sonko mënul ñëw rek taxaw ne dégager tout le monde ñëw taxaw def li muy def ñëw non c'est pas comme ça
il est appelé à discuter avec les gens avec sax tout le monde tout dépend de lan lay waxtaan ak ñoom ci yenn base la ko teg ci yenn gëm-gëm ci yenn pas-pas la ko teg te nag ku xam Ousmane Sonko nii ko xam laax de xam nañ ne doxul ci yu ñàkk fayda waaw gars yi maa ngi di siyaat di leen bëggee di yemale fii live bi di lancer un appel à Matar ne ko xam nga moom du combat quoi na régler peccam quoi moom lii la ci kii bi quoi du dara ci combat bi quoi moom taxuñu sa jóg quoi voilà di wax Thierno Alassane Sall rek di ko lancer un appel moom ñi mu àndal Matar defarul leen daf leen di yàqal parce que du ngeen suñuy noonu waaw Thierno c'est un gars que l'on respecte ku ñu respecte la waaw parce que il a su prendre des positions waaw parce que Ousmane Sonko li tax ñu naw ko bëgg ko bu ñu gisee kuy poser les mêmes actes dañ lay naw bëgg la parce que Sénégal rek moo ñu ñor waaw ànd ak ñun ñàkk ànd ak ñun mu ngi mën a son combat bu ñu waree daje dinañ daje bu ñu war a jàmmaarloo aussi ñu jàmmaarloo mais fi mu toll nii du suñu noonu te Matar defarul leen mi ngi leen di yàqal ñetti ñi topp ñu ko ci réseaux sociaux yi mi ngi leen di yàqal defaralu leen mu ngi leen di yàqal defaru leen te mi ngi wax ci seen tur mi ngi woo ay nit di woo ay kilifa di woo lu ne il parle à ton nom yow Thierno Alassane Sall na gars yi ne ko gars yi yónni mu ngi wax ci sa tur di yàq di la noonu loo Ousmane Sonko waaw kii na di rien nag consent waaw au moins def benn démenti quoi parce que quoi qu'on puisse dire aussi Matar la ko golaa mooy wax te dégg ngeen ko encore une fois man gëmuma ne ñun Pastef seeni noonu parce que Thierno Alassane Sall bokk na ci la may buzz ci réseaux sociaux yi patriote yi dañ la jàppale te dañ ko di la jàppale jusqu'à preuve du contraire lenn nag am na mooy ñun moom la ñu nam moom mooy suñu waaji nag ku bëgg ñu nekk ak yow da ngay nekk ak moom ku bëgg ñu jàmmoo ak yow da ngay jàmm ak moom parce que tooñul kenn deful kenn dara waxul kenn dara du ñu nangu kenn nekk ci kawam ci yaama neex ak koy mënti doon nag di ñor da ay fitak yu kenn xamul yow Matar la ko gulaar dafa sa cikkim bu gaat gars yi bàyyi di ziar leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp di jégalu ci kàddu yaa bu dee am na lu ci dëng quoi voilà nañu xam ne dañuy soxla yaatal aussi radical bu ko waree ci lépp loo xam njëriñu Sénégal la mais yaatal ci stratégie ni ñuy def ba jot réew mi sans pour autant ñu dugal ci ñàkk fayda wala wàccu li ñu gëm wala yu demee noonu affaire bi xel la du doole waaw maa ngi di ziar di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf